asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna wërngël képp su ko defee ñu egg si ci beneen numéro Walfadjri Grand Place tey jëlee di àllarba nu dalal ñeneen ci waxtaan wi ci Grand Place bi fas yéene waxtaanee leneen li ñu waxtaanee tey nag ñaari tomb la ba ñett bi ci jiitu mooy AstraZeneca loolu ab ñaq la boo xam ne réew yu tugal yi bëri ñoom jëloon nañ ko tàmbali ko jëfandikoo ñoom ñi ko jëloon nag te mu jógee ci ñoom bi ñu demee ba yàgg teg nañ ko ci suuf réew yu ci bëri bokk ñun Sénégal fii li ñu fésal te jëwriñ ji wax ko mooy dañ koy wéyal di ko ñaq nit ñi waaw léegi nag ndax loolu mënta ànd ak risque xam naa bu ñu formuler ci muy thème bi di ngeen ci am lu gën a leer AstraZeneca wala Astra risque Cheikh dina ko kii léegi ci bas écran bi boo defee itam daañu waxtaan ci li nga xam ne nii moom mooy kilifa diine yi sont-ils toujours des citoyens ordinaires kilifa diine yi ndax ñooñu wax dëgg yàlla seen njëriñ ci réew mi dafa am solo ndax ñi ngi nekk ay citoyens ordinaires ba tey am déet des na ci waxtaan bu ñu noppee itam incha allah daañu waxtaan ci li nga xam ne moo soxal yenn ci ay symbole ndax xale yi bi ñuy song dañu naan rek dañoo xamadeeg yu demee noonu jéggalu ci ñu ko war a wax waaye ndax ku xamadi di nga amug ràññee ci li nga xam ne nii li ngay laal lee doo ko laal dañ ci ñëw incha allah bu ko waxtaan wi maye. waxtaan wi nag ànd nañ ceeg professeur Cheikh Oumar Diagne ni ñu koy àndeek moom àllar boobu yàlla sàkk professeur Cheikh Oumar nag moom lu ci bari dama naan professeur rek léeg-léeg gars yi ne waa professeur ci lan économiste waaw xam-xamam yaatu ci wàllu monnaie mu bind ci lu bari itam loo xam ne nii yaakaar naa ku dem ci kii librairie yi xool di nga fa fekk am bindam gëstukat la bu ci sawar lool ndax gëstu moom ñu ko yàpp fii bari na bariwul waaye moom gëstukat la bu sawar ci li muy def nekk itam koo xam ne nii philosophie dana ci xuus bu baax dina nuyoo léegi incha allah am nañ fi ki nga xam ne nii moom mooy dégg nga Mamadou Ibrahima Fall Mamadou Ibrahima Fall nag doomu réew mi la boo xam ne moom it bu bokk ci ñi bëgg réew mi di koo xam ne taxawaay bu am solo la am ci digganteem ak réewam ndax nit ku nekk am nga àq sa diggante ak sa réew ndax yaa ngi koy taxawee moom mi ngi ciy jéem te bu waxee wala bu àddoo di ngeen ci xam dara moom nag mi ngi nekk kon conseil en diplomatie économique nekk koo xam ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu démocratie waaw am nañ nag tey ay gan yu màgg bokk na ci ki nga xam ne nii moom moo dendek moom muy oustaz Mokhtar Sarr nag ñi seet suivre xam nañ ko nga xam ne moom mi ngi ci DTV di ab oustaz nekk fa itam chroniqueur présentateur dégg nga dénkaa nekk émission yi am solo yoo xam ne mi ngi koy def lu ci mel ne axirul zaman itam ñu bari dañ koy topp oustaz Mokhtar Sarr moo nekk itam directeur institut maam Abdou Aziz Sy Dabakh alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh bu àddoo di ngeen ko gën a xam ci bëgg réew mi moom itam ak fonk diine jeeg taxawu daara ndax kuréel yooyu mi ngi ci bay waaru amam solo ci waxtaan wi am nañu fi professeur Babacar Niang xam ngeen ko mooy directeur dégg nga suma assistance nekkit urgentiste nekk koo xam ne moom itam ab patriote la bu bëgg réew mi saa bu mooy wax ak professeur Cheikh Omar dama koy wax ne moom patriote gënu ko màgg wax dëgg yàlla ci lanceur d'alerte la ci façon ak ci liggéey bi nga xam ne nii moom la ko yàlla séddee muy wàllum paj bu àddoo di ngeen xam mooy kan incha allah bu ko defee kon ginnaaw nuyu nañ ñëpp dañuy rek ziar bu baax ñi nga xam ne ñoom lañ ko àndal bokk na ci Serigne Cheikh Tidiane Diop moo mi ngi ci régie bi ak Alaaji Saliou Bey ci caméra bi ak Serigne Mballo ci son bi Ousin Sall ci décor bi incha allah professeur ñu bàyyi la nga nuyoon teg askan wi laata ñuy dalal gan yi. jërëjëf Pape Maguette asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam ñu ngi am mbégte dellu si waat encore beneen jotaay ci Walf Grand Place di jotaay yu am solo yu réew mi yëpp di xaar ak bitim réew di leen nuyu di nuyu ñëpp ñu koy seetaan biir réew mi ak bitim réew di ñaan yàlla defal ñu tawféex ba lépp ñu fi waxtaanee nekk jàmm tey nag moom dafa am ñaar ñi nga xam ne dañ maa séq ñi nga xam ne man sax damaa commencé xaw a tiit ndax ab ñangeen la ak ab faaleen te man ñoom ñaar dam leen xam si bëgg ceeb ak ci bëgg lekk mun daal vraiment tey xaw naa jaaxle waaye dinaa jéem a muñ fexeel nag Pape Maguette bu fi teg nag ay xéewal yooyu noonu parce que ñoom vraiment daal donc mais nag mbégte la wax dëgg yàlla Mamadou Ibrahima moom jaratu présenté ndax wax dëgg yàlla ku réew mi yëpp xam la ci itteem ak ci yéenem ci xam-xamam surtout ak ci leeru xam-xam ak nu mu ko mën a jëriñee donc di kontaan loolu ci partagé moom plateau bi docteur Niang nag moom yàgg naa tudd turam te fekk gisante wuñu woon ndax patriote gënu koo màgg ci ki nga xam ne mu ngi yëngatu ci wàllu santé jël responsabilité am di wax dëgg te yàlla tax maanaam lu raar la chaque fois mu ne on a beaucoup de diplômés dans la médecine on a peu d'intellectuels dans ce secteur-là ñuy oser taxaw diagnostiquer wax sérieusement parce que scientifique mënul bokk ak ay idéologie ay idéologue
maanaam un scientifique dafa am lu ko tënk c'est pas un idéologue kenn du ko dugal ci ay wax ak ay c'est-à-dire c'est un scientifique wax dëgg yàlla nag au vrai sens du terme maa ngi am mbégte loolu gis ko fi tey di ko wàccee wàccuwaayam di ko remercier pa di ko ñaanal yàlla ndax taxaw sax di wax ci Big Pharma en tant que quelqu'un qui est un acteur de la santé wax dëgg yàlla c'est pas donné à n'importe qui wax dëgg lii lu ñu xam la ndax xam nga ñun si wàllu nouvel ordre mondial dañuy topp bu baax a baax mbiru pharmacie ak mbiru la médecine nga xam ne ak arnaque bi ci nekk aujourd'hui donc di kontaan loolu ci bokk moom plateau bi Oustaz Makhtar moom yoo xam nga ni mooy sama oustaz man donc mooy avocat wu daara yi di góor yàlla bi nga xam ne Sénégal daf ko amel njukkal wax dëgg yàlla ndax lépp luy cause lu itteel diine lépp li nga xam ne luy jëmale kanam diina la ak luy yëkkati daara ak alxuraan subaak ngoon ci loolu la nekk wax dëgg yàlla si moom la jox léppam di bég nag ci teew bu mu fi teew ma lay yokkal tamit ci présentation am di responsable bu mag ci ànd sàmm jikko yi di kuréel bi nga xam ne kuréel bu mag la bi nga xam ne may ci kuréel boobu laa bokk nag donc di kontaan ci teew fi di jéggalu ci guddal gi di ñaan yàlla defal ñu tawfiix ba lépp lu ñu fi waxtaanee nekk njëriñ surtout jërëjëf Pape Maguette amiin jërëjëf yaa oustaz yow itam waaw yow oustaz nga da nga koy bañ rek ñu bàyyi Mamadou Ibrahima mu nuyoo. jërëjëf Pape Maguette. am mbégte dalal la. àndaat ak yow di am mbégte fekkewaat waxtaan wi. di ko seq ak sama xarit sama lépp. mën naa ko wax muy professeur. di nuyu docteur. di la jox sa wàccukaay. léegi rek bi ñuy wax gis naa sa yéwén ak sa patriotisme. ndax bàyyi nga lépp ñëw Sénégal jébbal sa xam-xam Sénégal je pense que loolu mënul weesu patriotisme donc di fekk li Pape Makhtar wax ak professeur di la wax ne nawloo nañ la trop ci nit ñi nga xamante ne ni bu ñuy wax seen réew rek a tax ñuy wax oustaz di la ziar di la delloo sa wàccuwaay di la gërëm tamit ci njàngale mi ak ci taxawaay bi ak ci sàmm jikko yi je pense que ne Sénégal soxla na loolu bu baax kontaan naa daal ci teewaay bi. macha allah ñu nit ñu am mbégte lool àndaat ak yow ci waxtaan wi bu ko defee nag dañuy jox imam oustaz Makhtar Sarr. mu ngi yontoog askan wi nga xam ne ñi ngi seetaan Walfadjri Grand Place. aoudu billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Pape Maguette noo ngi yëkkati waan yooyu sell di la ko jébbal nga tegal nu ko ci loxo waa Walfadjri yëpp ñu tàmbalee ca kaw ba ñi mujj ci kër gi tabaarakallaahu ñu ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm waaye di am mbégte ci ñëwaat teew ci émission bi defe naa bii mooy sunu ñaareelu yoon bi nga koy animé ak léegi waaye ca jamono yu yàgg yee mosoon naa ci teew tabaarakallaahu di nuyu nag sunu professeur moom mi ngi naan sunu oustaz waaye moom mii mooy sunu oustaz moom passe partout la tabarakallahu bu demee université mën naa jàngale bu ñëwee ci daara ji mën naa jàngale muy ko am solo ko Sénégal tabarakallahu war a bàyyi xel léeg-léeg yàllaa ñuy nattu dund day doon kiiraay waaw dund léeg-léeg kiiraay lay doon bu fa nit ki bàyyeekoo dafa mel ne kiiraay bi ci lay jóg ñu nekk naan andeysaan moom fu mu dëkkoon ak moom jëriñoowu ñu xam-xamam léeg-léeg Sénégal loolu la ñu yàlla di nattoo ba tax na léeg-léeg ñi am solo dañ leen di desal ginnaaw ba yàlla na yéex ñu bàyyeekoo fi ñu soog dina bëgg a dabaatal seeni waxtaan di ko dégluwaat ki nga xam ne événement bu am nga dem jëli vidéo am ñëw teg ne pourtant de waxoon na ko exemple borom kër gi Sidi Lamine événement bu am ñu dagg ay vidéo am teg te moo ne bi muy dund bu daan wax dañ naan wax naan waaye dafa bëri wax waay dafa war a noppi bu fi bàyyeekoo nag kooku ñu doon wax daa bëri wax ñuy dagg waxam di teg maam Abdou Aziz Dabakh waaw maam Abdou Aziz Sy Dabakh jël ay waxam di teg dafay ñu mel ne moom dañ leen war di bàyyi xel di leen déglu di leen ñaanal di leen encourager di leen taxawu ngir li nekk ci seen dënn ñu am xel mu dalu man ko génne nit ñi jëriñoo ko noonu la ñuy ñaanalee docteur ñaami tabaarakallaahu tey lañ soog di bokk jotaay waaye yàlla xam na ne ñu ngi am mbégte lool ci gis ko ndax dégg guñ dégg benn vidéo am topp ko ba mu jeex gis ne lu tumuranke la comme ni nga ko waxee léegi ku toll fi mu toll ci xam-xam jël responsabilité am ne damay yee sama askan loolu yombul waaw ñëpp xam nañ Sénégal ak ni mu bindoo fi la ñu dëkk soo yoree yenn responsabilité yi xam leen dañ naan la noo jaru ko boo waxee
baatu dañ lay fexeel la ñuy jëfandikoo nangam dañ lay yàqal yooyu yëpp ay wax yu tardé la wallaahi ku déterminé kuy dox ci njub kuy bëgg a yee askanam yooyu du la yëngal wallaahi ba tax na ñu mel ni moom dañoo mat di feeñal comme li ma wax ci professeur mat di ñaanal ñu mat a bàyyi xel ndax yàgg Sénégalu ëllëg danañ ko tabaxaat te buñ koy tabaxaat kenn yu mel nii dañ ko ciy soxla ci am solo kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci courage boobu nga am di am mbégte ci bokk ak yow jataay Sëriñ Fall ñu ngi lay nuyu bu baax yow tamit di la ziyaara di am mbégte bokk ak yow jataay salaamaaleykum waaleykum salaam yaa oustaz bu ko defee ñu jox professeur Babacar Niang mu nuyoon teeg askan wi koy seetaan moom nag ni nga ko waxee ci Ibrahima doonatul ku ñuy présenté nii ko yaa oustaz waxee ci vidéo bi nga xam ne suivre na ko ci moom waaye ay vidéo sax yoo xam ne am na ko ndax courage bi wax nga ko am na waaye disponibilité bi ci buñ la soxlaa nga dem wax ak nit ñi parce que nag bu mënoon nay toog ci néegam di def ay live ak yooyu di def di ko yónnee mais day dem di wax ak nit ñi loolu it ak ñeme la goo xam ne nii dafa war a gunge xam-xam kon ñu bàyyi la professeur nga dañoo teg askan wi seetaan. maa ngi lay salaamaaleykum. aleykum salaam. maa ngi nuyu waa askan bi yëpp di nuyu auditeur u Walfadjri Pape Maguette Guèye maa ngi lay remercier di jaar ci yow tamit pour remercier waat encore Walfadjri yëpp. delluwaat ci souvenir u si Serigne Niass bi fi jóge li mu fi liggéey tey defe naa bon xaw ndax xam ngeen ba maa ngi toppoon ci ginnaawam amul événement bu mu mës a def te taxawuma d'accord te li mu fi bàyyi dëgg defe naa ñu ngi koy njëriñoo ba léegi bon imam nag xam na ci lu baax parce que defe naa am na jegeñante woon nañu kële shérif la woon kii imam la defe naa seen discours ba tey nga ñëw fii di représenter la religion dans le système là boobu defe naa tamit adhésion ci li mu doon def la donc vraiment tey mbooloo mi fi nekk yëpp vraiment ku nekk am na ci sa rôle bu important monsieur Fall tamit malgré ñu nekk samay kàll moom monsieur Diagne bon mais un diplomate aussi bu bàyyi soxlam yëpp ñëw fii nar a toog waxtaan ak population bi yëpp ci lu gàtt waxtaan nañu kii mës nañu tase presque en Australie à l'autre côté du monde donc dem foofu di jël xam-xam di ko indiwaat fii di jël ay expérience di ko indiwaat fii bon ñu ngi leen di remercier nag professeur Diagne tamit vraiment maa ngi lay sant di la nuyu et di la ndokkeel encore et di la remercier ci wax bu rafet bi ngeen wax yéen ñëpp bon li ma gën a yitte daal mooy population bi surtout li nga wax man toogoon di def ay clip wala xaw ma ay audio ngeen di wax mais loolu du la ñu li ma ñu wër mooy population bi wax ñu mën leen tontu population bi am ay question ñu mën leen tontu kooku nag boo toogee yow kenn ci sa néeg nga bëgg ko di ko def doo ci am dara njëriñ bi ci population bi war a am doo leen ko mën a jox moo tax chaque fois bu ngeen ma invité damay ñëw rencontre tamit ñoo xam ne presque dañuy wax ne en médecine imam yi lu ñu fay def économiste yi ñu fay def diplomate yi ñu fay def mais en fin de compte ñii ñëpp dañ leen soxla mënoo def sa médecine te l'islam taxul mënoo def dara te diplomatie taxul mënoo def dara te économie taxul d'accord Covid bi ñuy toppa nii léegi presque économie bi moo tax sax un moment ñu changé yu bari parce que boo demee bañ ne la da ngay dee bañ a lekk ak deewu feebar lan moo la ci gënal bon defe naa jaañee ni ñoom bañ a lekk bi la ñu gën a ragal n'est-ce pas Fall donc mu ngi noonu waxtaan bi tey daal na yàlla mu am njëriñ ci population bi question yi population bi di posé tamit ñu mën ci agsi bu baax seen xel gën a dal waaw koy jërëjëf professeur bu ko defee kon dañuy tàbbi ci waxtaan bi ni ñu koy defee saa bu ne Cheikh Omar dama lay bàyyi nga introduire lu soxal mbirum AstraZeneca di nga ci xóot waaye ginnaaw dëkk yi nga xam ne ci ñoom la jógee te ñoom ñuy ay réew yu mag yoo xamante ne wax dëgg yàlla yaakaar naa ne en matière de santé yu demee noonu wax dëgg yàlla mënuñu ne ñoo leen ci raw waaw te ci côté recherche itam xam naa ne rawuñu ñu waaye ñu rawuñu leen bu ñu waxee lekk yàlla tam parce que nag am na ci laboratoire yu bëri yoo xam ne nii chercheurs yu bëri yoo xam ne foofu la ñu bàyyi ko jàng ko fa ba ñëw fii kon ñooñu bu ñu demee ba jël AstraZeneca ba ci réewu France bi nga xam ne wax nañ ne suñu xiinee Sénégal taw bu ñu demee di leen roy ci lépp ba ñu jël AstraZeneca mën koo teg ci suuf ñun suñu ministre wax na tey xëy ne dañuy wéy di ci ñaq doomu adama yi waaw maanaam loolu ñu ñëg mel ne lu ci ñëg ruus cee dellu ginnaaw wala ragal cee dellu ginnaaw lan la may beeg jaay bi nag kooku beneen affaire waaye ma bàyyi la nga introduire ko laata ñuy dem ci professeur waaw jërëjëf Pape Maguette tey moom xam man moom dama nekk spécialiste conjoncturel des vaccins ndax fii dafa am un vide au Sénégal chaque fois ma sànni xeer suñu professeurs yu bëri de médecine yi nga xam ne c'est des professeurs couchés
maanaam li ñuy wax yëpp c'est pas vrai maanaam dañoo bokk ci dispositif anesthésiant di jéem a dorloter le peuple waxuñu leen dëgg. donc mais tey su ma amee honneur ak privilège toog ku mel ni docteur Niang wax dëgg yàlla. damay gën a sawar mën a toog bàyyeeku ndax xam naa ne nit ku dëggu la. te xam-xam kese moo ko ñor. mais pour introduire ko pour mën a gën a développer par rapport ak li muy wax ñun dañoo bokk si ñu gëm ne depuis le début il y a beaucoup de non-dits par rapport à empressement bi nga xam ne dañ ko yóbbee mbiru Covid bi su ma jumu Platon moo doon wax naan une opinion mu ne opinion mooy lu nekk diggante l'ignorance ak le savoir. Bachelard a repris cette chose-là pour wane ne la science n'est pas une question d'opinion. Donc l'opinion elle est partielle et partielle. Elle est dafa subjective dafa incomplète alors que la science nag dafa basé wu ci ay doute ci ay questionnement ci ay compromis ci ay waxtaan ay choc aujourd'hui choc boobu sax la suñu spécialistes yi njëkk bañ ils veulent pas de contradiction ils veulent pas qu'on se pose des questions et nag fii ay dof nekkuñu fi nous sommes pas obligés d'être médecins pour mën a comprendre yenn mécanisme élémentaire yi nga xam ne ñoo nekk si jëmmu doomu aadama c'est comme man je suis pas obligé nekk spécialiste cuisine pour xam lekk bu neex sama lamine bu fekkee ni baax na ma jël ko du ñam war naa mën a wax ndax neexal neexul kantaa ni ñu koy toggee ak yëpp loolu mu wax dëgg yàlla toggkat yi ñoo ci am xam-xam aujourd'hui dans la médecine des aspects techniques et pratiques les médecins ñoo ko xam mais les mécanismes nous sommes des scientifiques de formation wax dëgg yàlla gënuñ ñu xam les mécanismes yu yaram di fonctionner donc suñuy waxee nag li nga xamee yennul maanaa c'est normal ñu taxaw poser wu des questions par rapport à cela AstraZeneca ak ku dul AstraZeneca y a beaucoup de problèmes yoo xam ne toog nañu fii maak yow ñu foog nañu fii waxtaanee ko donc ñu ngi waxtaan depuis le début pour ne y a beaucoup d'études qui ont été noyées dans le monde aujourd'hui beaucoup de scientifiques ci bitim réew yi nga xam ne ñu ngi alerté di wax lépp lu ñu gëstu xam ko lu dul vaccin dafa mel dañ leen noyé aju leen ne waruñoo wax pourtant au fond suñu xoolee Pape Maguette feebar bi Covid fii Sénégal en tout cas maanaam ñaata nit la affecté maanaam quels sont lan mooy nombre de morts bi maanaam fi ñu bëgg yóbbu mbir mi bëgg ñu vacciner ñun lan mooy suñu taux de guérison mais taux de guérison bi ëpp na 98% ñi koy am ba pare wér mais y a des traitements yu am ci àdduna bi ku mel ni Alexandra Andriocot wax na ci ivermectine wax na ci clofactol wax na ci beaucoup de choses yoo xam ne protocole yi nga xam ne mais ça marche pourquoi ñu bëgg ñu obligé par force da ngay war a ñàkku et puis ñàkk yi si boobu ay technologies yi nga xam ne dafa am ay dangers yu ngan yoo xam ne man peut-être ñaari mbir moo ma si jaaxal te ma jàpp ne war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax bi si njëkk maa ngi dégg ñuy forcé naan dañoo war a vacciner wu pour mën a protéger population yi y a des études yi nga xam ne médicales yi wane ni le vaccin de la grippe quelqu'un qui est vacciné ci grippe il rejette 6 fois plus de particules virales que quelqu'un qui n'est pas vacciné. C'est des études médicales yoo xam ne qui ont été publiées xam nga on a accès à toutes ces revues médicales yoo xam ne quelqu'un qui sait lire xool dina xam lan moo xew. léegi nag les mécanismes viraux moom presque ñëpp ñoo nuroo. la grippe comme le Covid ak lépp léegi quelqu'un ku vacciné wu nañ ñu wax ñun par rapport ak vaccin boobu ku vacciné wu est-ce que du gën a mën a sax exposer doomu aadama yi quelqu'un ku vacciné wul. lii c'est des interrogations yoo xam ne dañ koy laaj les spécialistes au-delà de ça ci wàllu ba tey vaccin. dañu andil ay technologies yu bees yi nga xam ne ñun xam nañ des problèmes yoo xam ne mën na si découler ay vaccins à ARN on en a beaucoup parlé sur ADN ARN nu mu mën a fonctionner ak nu mu mën a yàqal doomu aadama dégg naa fii le professeur Bousso bi nga xam ne dama ci amoon sax lu ma métti Abdoulaye Bousso man Bousso sax le professeur Seydi donc mu kaas ci wàllu ñiy waxu ARN ADN mais lii pourtant ñi defar vaccin yi soo xoolee seen biir publication ñu mel ni ñoom Pfizer ak ñëpp mais dañoo teg de côté sax ñëpp ñi nga xam ne dañoo am ay HIV les citoyens dañ leen teg de côté boole na seen étude parce que ils savent que les virus HIV dañoo am lu ñuy wax la reverse transcriptase maanaam mën nañ jëlee ARN yóbbu ko ADN et vice versa donc dafa am li nga xam ne wax dëgg yàlla dofuñu y a des virus yi nga xam ne day nekk si doomu aadama maanaam mbiru virus du guléet maanaam nekkul xamuñu ko ci àdduna bi wax dëgg yàlla ñu bëri jàng nañ ko ku mën a lire wax dëgg yàlla mën na koo xam donc aujourd'hui le gros du problème muy les ADE muy les anticorps yi nga xam ne non neutralisants yoo xam ne certes nañ ko ci beaucoup de virus yi nga xam ne yu mel ni ay corona sax am na ñi nga xam ne coronavirus yi nga xam ne dafay laal les félidés dafay laal les HIV dafay laal beaucoup de choses yi nga xam ne suñu la ñàkkee après feebar bi ñëw la dal parce que da nga produire anticorps non neutralisant feebar dafay gën a violent ci yow que quelqu'un bi nga xam ne ñàkkuwul donc lii c'est des choses yoo xam ne scientifiquement connues lu ñëpp xam la on voit la recombinaison virale bi nga xam ne yenn virus yi mën nañ ko jël laalandoo benn même cellule créer ay virus yu bees ay bébé virus donc lii yëpp ay questions la yoo xam ne nous qui sommes pas médecins et qui avons des bases scientifiques claires
lu ñu ràññee la xool ko xàmmee ko et sous d'autres cieux les gens en discutent ñu ngi ciy waxtaan fii nag lu tax ñu bëgg ñu noyer par force ne kenn warul wax ku wax ñu la yow anti vaccin nga pro vaccin il n'est pas question d'être pro anti vaccin il est question d'être rationnel de waxtaan ak doomu aadama yi dalal leen ñu comprendre lii suñu intérêt la aujourd'hui ñun vaccin yi amuñ ci visibilité ñi ko créé nee nañ amuñu recul nécessaire sax pour mën a prononcé wu ndax lépp dañ ko yàqamti bâclé ko donc aujourd'hui dañoo war a téye kon gën a mën a déglu gars yi fi may daanelee te moom fa lay joxee kàddu gi docteur AstraZeneca bi pourtant scientifique yu bëri dañoo artu woon ci ay mbiram xam nga au début AstraZeneca Université Oxford moo amoon initiative bëgg a defar benn vaccin bi nga xam ne daf koy def comme lu informaticien yi di woowee virus logiciel libre daf ko bëgg defar mettre ko à disposition de l'humanité maye ko bañ koo jaay pourtant c'est Bill Gates moo demoon rencontrer les dirigeants ba créer le link avec la fusion avec AstraZeneca pour ñu jël ñu tax sax vaccin boobu commercialiser ko def ko mu nekk sax une ñu koy woowee sax lu ñu war a jaay li nga xam ne moo tax depuis le début moom moo gën a moins cher sax si vaccin yi AstraZeneca moo gën a moins cher les vaccins chinois nga xam ne principe bu ñu xam la technologie bi principe virus atténué ak virus inactivé yi mais AstraZeneca dañ ko waajaloon pour mu libre léegi nag man ku tudd Bill Gates ci lépp lu mu dugg moom ci wàllu santé n'est-ce pas nit la bi nga xam ne bien-être doomu aadama yi ak jàmm nit ñi tax koo jug te il le dit moom dafa bokk ci club yi nga xam ne ñoom la ñuy woowee les eugénistes ñoom dañoo gëm ne adduna bi balaa muy mën a jag il faut ñu wàññi population yi fi nekk parce que 7 milliards d'habitants yu ñu am ren bii ci 2020 suñu seetaanee fii léegi 2050 9 milliards la ñuy nekk fii léegi 2100 15 milliards la ñuy nekk ñoom jàppale ne adduna amul lu mën a suqatee ak dundalee boole mi doomu aadama yi donc ñoom lépp lu ñu mën a def ci wàññi doomu aadama wax dëgg yàlla ñu ngi koy liggéey am na ay fondation mag moo xam Gavi la moo xam CEPI moo xam Bill et Melinda Gates lépp lu lëndëm wàllu ndox ak wàllu vaccin ak lépp luy rey ay doomu aadama wallaahi ñu ngi koy liggéey donc aujourd'hui nag Bill Gates boobu bu tabaxee loolu bañ defar benn vaccin di ko maye ndax initiative COVAX bi mooy initiative bu dëkk yi nga xam ne mooy dëkk yu gën a moom laay wax ni mooy dëkk yu amul jom yi dëkk yi xam ne ñoo taxaw di ñaan taal seen loxo maanaam Sénégal lañ ko fas yéene may wax lañ ko ñaata la war a am dëkk bu nekk wax nañ ñaata dañ koy may donc suñu lay may amoo sax grandeur ne li ñu may andi ma testé ko xool ko gëstu ko ndax méngoo na ak sama waa dëkk donc man Sénégal sincèrement si wàllu AstraZeneca bi dama gis benn irresponsabilité ak benn inconscience suñu ministre bi nga xam ne moo géré suñu wàllu médecine bu demee ba ki nga xam ne moom ngay roy mooy sa kilifa Oustaz Matar Sànq mu ngi koy wax ki nga xam ne dafa def couvre-feu nga def couvre-feu mu def masque nga def masque mu ne état d'urgence nga def état d'urgence mu ne geste barrière nga def geste barrière maanaam ñun lépp lu ñu def dañ koo jéegaane ci ki nga xam ne mooy sa kilifa léegi kooku ne arrêté naa vaccin nga ne man arrêté wu ma non mais y a un problème. ñu jox professeur. professeur. mais c'est grave moo tax c'est grave. on est une préfecture. donc ñun sommes benn chef de canton sax ñu ngi koy mottali sax préfecture. donc ñun dañoo tekk dàbbali toppandoo benn dëkk. lépp lu ñu def boobu léegi ñu ngi koy toppandoo. ba tey jii y a plus de dizaines de pays yoo xam ne gis nañ ni y a des problèmes. te problèmes yi waxoon nañu ko bien avant ñu koy commencer man bokk naa si ñi nga xam ne depuis janvier maa ngi wax ci waxu vaccin yi. avant corona bi di ñëw fii Sénégal maa ngi ciy wax dëgg yàlla donc ñii andi nañu ko. rayatu na leen ñu dañuy continuer. ministre bi kon respecté wul askanam. te wax dëgg yàlla joxul cër waa dëkkam. très bien donc loolu daal laa mënoon lay taayalee. waaw loolu am na solo sama docteur nga xam ne moom bokk na si nga xam ne nanguwul naa te mën naa leen déglu ci wàllu wax dëgg yàlla wàllu santé. am na solo tey tey laltaay bi am na solo tey moom da ngaa sol ci kii gars yi. da nga sol mbubu docteur quoi mais. ñu jox ñu dem ci avis d'expert xam naa dana gën a am solo. AstraZeneca professeur bu dee ñi nga xam ne ci ñoom lañ ko jëlee. te ñu raw ñu fuuf ci wàllu recherche ak yëpp wax dëgg yàlla. bu ñu ko bàyyee lan moo tax ñun ñu dëgër bopp ne far la ak lu mën a am daañu ko wéyal waaw. bon vraiment lay remercier papa donc man ni may duggee ci AstraZeneca mooy vaccin yi si boppam en ensemble mooy problème bi. vaccin yi. tey boo ko jëlee nga limité ko si AstraZeneca parce que dafa am benn problème. bu ñu commencé wax presque dañuy fàtte lu bari. mais vaccin yi ni ko professeur d'économie même professeur de sciences. même de philosophie de médecine. bi mu waxee tey bay wax ay HIV ay streptase ay réplication. bon man discours boobu sax dama koy daw parce que ñi ñuy waxal tey def naa am na leneen lu ñu bëgg a dégg lu gën a. loo xam ne. gën a oyof ci voilà. mais nag quand même en tant que médecin tey li monsieur Fallo Diagne wax vraiment sori na. bon ñun suñu problème mooy ni ko aussi monsieur professeur Diagne waxee. dañuy yàkkamti. feebar bi ñëw na tër na tiital na nit ñi tiital na adduna bi. nga bëgg tey comme nga am benn bâtiment rek boo bëgg a defar
maa ngi tooñ sama imam bi sax bëgg a defar benn école bu rëy pour nga am ay taalibe yu bari nga bëgg leen dugal ci biir nga ooma comme maçon ne ma tabaxal ma mais nga ne ma aw ma ciment aw ma fer bon man te ma soxla tabax dinaa tabax mais bu may tabax nag damay wax imam attention sa bâtiment bi de buy daanu man gën sama yoon nekku ci buy daanu sa bâtiment bi nga nangul ma def ci fer joxuloo ma lu may def fer joxuloo ma béton loolu nag moo xew ci vaccin yi yëpp vaccin yi yëpp ñi ko defar ñëpp dañu signé convention avec les états yi koy jënd ne leen bu dara amee ci vaccin yi man du ma responsable kooku mosul am ci àddina bi kii defar aspirine sax boo ko defaree balaa ngay pare ñu ne la looy garantir kii nga xam ne dina ci gaañu parce que même aspirine day andi problème de coagulation aspirine boo ko jëlee une certaine dose sa deret mën na woy mën nga def réaction allergique boo xam ne c'est mortel loolu dañ ko prévoir ci kii ko defar parce que xam ne loolu ci la mu ne leen kii ak lii de bu amee man maay responsable yow médecin bi ko bind tamit est-ce que posé nga question bu baax sa malade ba xam ne ñaari complications yi du am ci moom wala est-ce que wax nga ko ne lu ci xew teel ma balaa muy jóg kooku mooy pharmacovigilance mooy bu médicament bi demee ba ñu autorisé ko muy daw ba ñu joxe li ci nekk mais ñun tollooguñu pharmacovigilance médicament yi ñu dafa yëpp tollooguñu pharmacovigilance ñu ngi tollu ci tester ay garab pour xam ndax baax nañu wala baaxuñu kooku la ñuy wax 4e phase de la mise en place d'un vaccin bon xam nga ndax dama la dérépété 3 phases yi phase benn mooy jël bande bi xam ko xamaat ko photo ko comme ni ñuy def dans les justices dañ lay photo ginnaaw photo la kanam photo la kii ba xam sa yëpp jël sa poids jël sa taille loolu mooy première étape booy def vaccin 2e étape mooy noo koy modifier ba mu mën a dugg ci nit te du ko gaañ xam nga li wax la léegi virus la mooy bande bi mais bande boobu yow da nga bëgg a dugal sa biir kër pour mu yee say xale ñu xam nu muy dajjee bunt nu muy dindee serrure ak nu